salaamaaleykum mbokki internetu El Vision Média ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci yéen di leen ziar bu baax a baax di leen ñaanal jàmm di ko sàkkuwaat ci yéen di leen baalu ak ci weeru koor bi ñu dugg di ñaan ñu dugg ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin tey nag mu am ñaari invité yoo xamante ni ñi ngi bàyyeekoo ba diwaanu Yëmbal Nord kenn ki nekk journaliste ci Safina FM keneen ki nekk Mamadou Sall di responsable politique ci Benno Bokk Yaakaar xanaa mu commencé ci gën a mag rek Mamadou ñu ngi lay nuyu di ziar ñu ngi lay fay. di la wax dalal jàmm ci seen chaîne YouTube El Vision Média. merci beaucoup jërëjëf Sidi rafetlu invitation bi di baal ñëpp àq ci koor gi. di nuyu aussi sama naataange sama frère journaliste Kera. di la jaajëfal di jaajëfal ñëpp jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup Mamadou Sall jërëjëf. Kera. alors yow moom suñu professeur nga. non du loolu ay naataangoo lañ Sidi di la jaajëfal di nuyu tamit ñi nga xamante ne dañuy safoo chaîne bi di El Vision di wax ne rek initiative bu am solo la ginnaaw bi nga xamante ne si nii ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci weeru koor bi nga xamante ne moom lañ tàmbali te fas yéene ko dooree ci bismillahi rahmaani rahim yaakaar naa ne dañ ko jeexal ci alhamdulilahi rabbil alamin te buñ ci génnee tamit ba mbas bi nga xamante ne moom ñuy ubbale jamono ji ñu mun ci rek génn en attendant ñi taaxirlu waxtaan bi nga xamante ne fas yéene nañ ko fesik. merci beaucoup Kera ñu ngi lay jaajëfal di jaajëfal Mamadou Sall di wax ne rek tey suñu premier waxtaan dañ ko bëgg a jublu ci mbirum Covid 19 bi parce que depuis boobu le 2 mars ba léegi mi ngi dugg ci biir réew mi mi ngi ñuy gën a sonal tous les jours gis nañ ni cas yi day gën a yokk mais Mamadou Sall loolu lan nga ci xalaat ni actuellement loolu lañ war a def pour affaire yi xaw a gën a wàññeeku. waaw xanaa di masawu coono ñi nga xam ni avant tout daf leen dal. ndax aussi foog ñu xam ni jombul kenn. parce que des fois Sénégalais yi foog mbir dal leen ñuy door a gëm ni lii existe na. parce que jusqu'à présent am na ñoo xam ne ñu ngi biir Sénégal. boo waxee dañu naan noonu loolu gëmuñu ko. c'est parce que dañ koy dégg ci réseaux sociaux yi dañ koy dégg ci télé yi. mais pour ñoom ba bu ñu li ñuy gis sax ñi nga xam ne dañoo dee ñu leen di yóbbu. ñoom ba tey gëmuñu ni lii lan parce que loolu moom wax dëgg yàlla feebar bu yàlla wàccee la su ñun mais tamit yàlla na ko fi yàlla jëlee. mais aussi Sénégal yi rafet na. ak yoon la ñu def seen devoir. devoir mooy lépp loo xam ne dañ koy tere. ñu koy fas yéene def parce que exemple démb si ngoon rek. bi may ñëw maa ngi gis benn boulangerie boo xam ne ñu ngi rang fees ba dala bay buuxante tout à fait. ci loo xam ne ñu ngi tëj jàkk yi. ñu ngi tëj jumaa yi ñu ngi interdit espace public yi. te ñu gis ay boulangerie yoo xam ne ngoon gi. dañuy dànkalu foofu pour ay xëccante ay mbuur ak yooyu. donc sama mbokk séeréer yi xam naa ñoom ñoo ci ëpp. loolu aussi ñu siy jël ay matuwaay. donc ci kantaa la ci communes yi moom. am na ñoo xam ne ñu ngi ciy bay seen waar. bu baax a baax. ci côté masque yi joxe ay gel joxe ay eau de javel. joxe lépp loo xam ne ni wax dëgg yàlla. day aar feebar bi. nit ñi tamit ñu jël seen motuwaay. motuwaay bi doo xam ne damay xaar lii damay xaar lee. war nga xam li xew ci dëkk bi it nga jël say matuwaay ba yàlla mu jël la ci. waaw moom moo ci wax ci. am na solo analyse boobu am na solo. Kera gis na jamono bi ñu toll nii. tout le temps aussi ñu ngi dugg ci weeru koor. c'est vrai nga gis tey boulangerie comme ni ko moom yaay waxee. rassemblement bu garaaw laa gis. donc doy na waar. dafa c'est-à-dire actuellement si di moom je pense que ne tey politique boobu dafa xaw a laaj. parce que déjà mënoo ñëw. ci coûte que coûte maanaam ci jàmp bi. nga définir ay politique yi nga xamante ne tey xooloo faisabilité bi wala boo ko xooloo li nga xamante ne tey moom la mun a jur. interdire nañ bouteilles yi daan jaay wala boog yenn ci kees yi daan jaay mburu mais imaginer est-ce que tey nekkul que ne ñoom ñooy pousser nit ñi di gën a regrouper ci boulanger yi parce que kiosque yi boutique yi dañ doon wàññi tuuti liggéey bi nga xamante ne tey moom la boulanger yi doon def. yaa ngi dégg français tey nee nañ boutique yi wala kiosque yi habilité wuñu pour jaay mburu mais tey ñun dañoo nekk ci réew mi nga xamante ne man je pense bien que ne tey ñun ñu jaay ci boutique mburu wala ñu jaay ci kiosque mburu mënuñoo wàññi dara loolu sax tey gën a mettre l'accès à la population li nga xamante ne moom moo di seen demande de consommation ci wàllu mburu. te li ci gën a garaaw ki lay jaay mburu
mooy téyewaat xaalis. évidemment même loxo bi téye xaalis mooy téyewaat. moom mooy téyewaat mburu bi joxaat la ko. ñenn ñi ah. gis naa sax ñi nga xamante ne peut-être dañuy ñëw jël benn vigile bi respecté ku ñëw mu respecter la distanciation sociale. mais est-ce que tey bu ñu demee ba ci biir kiosque bi kooku dina respecter kuy récupérer xaalis bi dina respecter li nga xamante ne loolu la war a def. parce que actuellement ñoo ngi naan masque manqué na ñoo ngi naan ay gel manqué na bagage demee noonu donc espèces yooyu noonu rek wala boog ñu ne espèces yooyu noonu yëpp bu dee sa peine yaakaar naa ne politique boobu noonu xëy na xaw na la jël tuuti quoi en fait quoi peut-être xëy na ñu xoolaat yeneen pexe yi nga xamante ne mun na redorewaat un tout petit peu le blason mais fu mu bëggoon intervenir grand peut-être dans une minute rek mooy fu grand mama yaay daanale tey ci li nga xamante ne moom mooy Covid 19 bi dañoo nemmeeku ne 3 jours yi ni mujj buñ ci suñu experts yi peut-être ñi nga xamante ne seen xam-xam peut-être màcc na ci wàllu wàllu santé ñoom war nañu mun a définir mbas bi fan la ñuy yóbbu d'ici peut-être 1 mois wala d'ici une semaine. mais dina jafe ak cas communautaire yi actuellement. évidemment parce que imaginez barkaat démb on avait combien de cas on avait 69 je sais pas je pense démb ñu amaat 66 tey am nañ 57 am ci ñi nga xamante ne 3 fois bés yooyu yëpp am na si ñi nga xamante ne ñoo ngi ciy rot seen bakkan ñoo ngi ciy ñàkk seen bakkan donc ça prouve vraiment que ne tey mbir mi moom gën a jéggi dara te cas communautaire yi nag moom ñuy xaw a tamit foofu peut-être xëy na dinañ ci dugg mais foofu tamit il faut ñu ñëwaat ci li nga xamante ne moom moo di communication bi nga xamante ne moom lañ ci war a def ngir askan wi mën a comprendre lan mooy cas communautaire parce que dañuy prendre en compte statut dëkk bi mooy que ne la plupart wala bokk une masse defuñu jànguñu wala bokk même bu ñu jàngee seen jàngu soriwul donc faaw nga leen di faram-fàcceel kàddu yi buñ koy mën a comprendre di ko mën a moytu quoi. am na solo lan mooy li nga wax ni am na solo Kera donc dañuy rafetlu taxawaay boobu nga ci am analyse boobu ak moom mooy aussi analyse bu baax bi nga xamante ne am na ko mais ñu gis ne tamit am na loo xamante ne moo accompagné Covid 19 bi xam naa loolu moom mooy laa koy kii moom mooy ñi ngi gis ne tey jii nii Covid 19 accompagné nañu ak aide alimentaire yoo xamante ne tey état bi jël na ko. joxe ko mairie de la ville aussi jël na ko joxe ko loolu lan moo ci taxawaayu moom yaay. waaw loolu lu ci samay taxawaay damay rafetlu question bi parce que wax dëgg yàlla xam nga bu ñu waxee aide alimentaire. dafa am ñu ko moom. bu ñu nee ndimbal bu jógee ci kaw. dafa am ñu ko moom. am ñu ko moom. waaw ndimbal bu jógee ci maire de la ville. dafa am ñu ko moom boo déggee ñu ko moom mooy askan bi ñoo ko moom. askan bi waaw d'accord. gis naa maire yoo xam ne. dama leen seetaan ñu ne li nga xam ne moom lañu leen jox. bu ñëwee. bu jógee maire de la ville ñëw dañ koy denc. ba état bi ñëw ñu boole ko. xool seen commune ñu mën ko séddale. waaw man nag si côté boobu moom ci sama commune. foofu dama faa lajj. commune Yëmbal Nord dama faa lajj. Yëmbal Nord Daouda Ndiaye moo nekk maire. mooy nekk maire moom mooy suñu maire mooy suñu kilifa mais foofu ñun moom. dañ faa lajj. lu tax lajj mënut a weesu ñu Ablaye Timbo. am ngor gu toll ni jël jox ñu li nga xam ne moom mooy. ceeb ak diwlin. c'est vrai bi mu ñu ko joxee bi ñu ko indee. nii ni may wax yow de xam naa ne boo demee ci stock ba fi ñu ko dencoon. doo fa fekk benn pepp ceeb. séddale nañ ko séddale bu gën a ñaaw ci dans le département de Pikine. déedwaay. séddale bi gën a ñaaw mënut a weesu. L200 di jël ceeb guddi di ko yóbbu ci ay kër militant loolu dafa ruslu. nee naa ko dama yàgg wax réunion xam man bëriwuñu des fois di ma woo réunion parce que man dama naan lu dul yàlla neen la. dëgg la te dëgg moom booy ànd ak nit danga koy wax. nit boo nekk moom. di ko wax dëgg ay naataang ak ay jegenaat bu yàgg sax dañu lay jéppi. te pourtant li ma waxoon tey moom moo am. imagine toi nga am say naataango maire yoo xam ne dañuy jël seen ceeb di ko denc. pour lee bu ñëwee ñu mun ko jaxase boole pour askan bi ñoom ñu yërëm seen askan. ñu ngi bàyyi xel seen askan nan la ñu mën a jotee ba kenn du leen ŋaññi suba. parce que loolu daf ci am solo. mais ñun on voit L200 circuler ci biir commune de Yeumbeul Nord. ñan lay jox ceeb bi bu fekkente ne da koy jël guddi tamit di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yeeloo. waaw loolu xam nga wala ñan la koy jox ñi xam nga ki yelloo ceeb. xam nga guddi nga koy fëgg. waaw bëccëg nga koy fëgg. après couvre-feu ñi yelloo ceeb. ak sax politique bi gars yi génne xam ne bu lay jox su ma jumul de man bu fekkonte ne xam naa ñi yelloo ceeb biir Daaru Salaam 6. ma bind seen tur. boo leen joxee guddi. kon am na foo jàdd. joxe ceeb guddi après minuit amul ci biir Sénégal. Yeumbeul Nord la teg naa ci sa mbët kay. guddi dama jàdd sa mbët te man dama rus xam nga la rus Moussa mënut a weesu. ma taxaw ñu may protéger. waaw Daawuda ci côté boobu.
man leen non loolu amul parce que man mënoo nit mënu wax rek. mais yow actuellement ci Daouda Ndiaye nga nekk. ci Daouda Ndiaye laa nekk. fa nga nekk ba léegi. waaw ci commune ci côté administration bi moom. dama démissionné man maa démissionné sama bopp. administration yaa ngi nekkoon état civil. maa ngi nekkoon état civil. mais da ngaa démissionné man maa démissionné lu waral démission boobu. non démission bi xam nga pour man dama jàpp ni boo nekkee ci benn commune ngay liggéey ba ñëpp di ko rafetlu. ba ñëw ñu lay woo Daouda Ndiaye dina may wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm. dama yaakaaroon ne boo demee ba def ay changement. boo yéegalu sama grade. doo ko wàccee. loolu doy na waar de. est-ce que comprendre nga mais nag bon politique moo day waar. te comme aussi politique lañu nekk. lépp ci politique lay xewee. man it ma xam ni wax dëgg yàlla jël na ma yóbbu ma IPO boo déggee mooy saret bi. moom yaay naa dem waaw naa dem moom yaay maanaam naa dem ci. tali ba station Yeumbeul. di kar saret di leen daggaloo ay patente. te yaa ngi xam ni comme mais boobu yaay loolu liggéey la. waaw non liggéey la xam nga. am na keneen ku ko doon def ne non dégg ko de Sidi liggéey la. liggéey bu baax la liggéey la mais dafa di man ma yaay laa wax lu ma mënuma ko bi ma tegee fu ma teg bi ma ko mënee dama ko de mën naa ko moom woo mais Mama Yaay est-ce que nekkul tamit parce que man bi ma defee sama investigation laajte nee nañ Mama Yaay foofu noonu dafa daan am xaalis fii ñu ko yóbbu mënu fa am xaalis te su fekkente ni askan wi ñoo la ñor askan wi nga bëgg la Mama Yaay bëgg a liggéeyal je pense que Mama Yaay suñ ko yóbboo sax marché war na fa mun a nekk suñ ko yóbboo ci sareet yi tamit war na fa mun a nekk mais par rapport jëlee nañ ko état civil yóbbu nañ ko fële parce que fële dafa sooxee bu sooxee mën nañ dafa teg nga def fa liggéey bu fekkee juum boo defee analyse dem ci sareet yi dagg patente reçu la état civil timbre 200 la xaw ma la dégg nga baal mais état civil am na ay dil yu nekk ci suuf non dégg parce que d'après sax ñi nga xamante ne jot naa leen taalal sama micro trottoir wax nañ ne ma Mama Yaay foofu doon na fa def ay luubal yoo xam ne looloo tax mu daan am xaalis waaw mais nag oto bi mu yor sax nee nañ ci la ko jënd luubal yooyu noonu heureusement gis nga li moo tax plateau baax oto bi de Mercedes élégance bu rouge la waaw sama papa Balla Sall moo ma ko may bi ma ko mayee xoolal gis nga àdduna dafa doy waar bi ma ko mayee dama ko publier ne merci beaucoup mon père Balla Sall moom mi jël oto yéenee ma ko xam nga ma tax may ma ko sama dafa ne saa ñu musaan dem ay réunion wala ay délégation da ngay jëjee gis ñëpp di gaare oto maire day ñëw ànd ak délégation gaare oto yow nga ñu am moto loolu rafetul mu jënd 4x4 may ma Mercedes bi ok ma ñëw ba ci Daouda ne ko maire sa mbab de may na ma oto mu ne moom kon def na lu rafet ma ne ko nag dafa ma may parce que nee na ma des fois dañuy def cortège man ma yor moto may responsable war a dugg ci oto yi mais déedéet mais damay yor moto ñu ñëw gaare man ma ñëw gaare moto wala maire yónni la benn séminaire wala yónni la fa nga ñëw gaare moto rafetal mu yëkkati Mercedes élégance may ma ko loolu dinañ ci ñëwaat ci Mercedes élégance boobu noonu am na solo comme internet yi dinañ xam ne Mama Yaay oto bi nekkul moo ko jënd ci poosam papa moo ko may ñiy laaj boobu ba léegi donc Kera tey ñu gis ne yow tamit yaa ngi dëkk ci commune Yeumbeul Nord évidemment d'après li Mama Yaay wax ceeb bu ñuy joxe guddi yow en tant que journaliste yow lan moo nekk sa rôle ci loolu quoi ndax alors lu dul rek jéem a fexe ba li nga xamante ne moom moo fiy dëgg bi mu daal di fekk te alors on a essayé de procéder ainsi man si sama jëmmu bopp puisque yàlla may na moom ma nekk ci koñ bi dëkk ak monsieur le maire je lui ai envoyé un SMS bi nga xamante ne tey ok envoyé ko benn SMS maa ngi waroon def interview ak monsieur le maire Bara Gaye bu Yeumbeul Sud ñu waxtaan un tout petit peu ci li nga xamante ne moom moo di aide alimentaire bi parce que dañ ci gis ay quelques questions yi nga xamante ne peut-être ñun bëggoon nañ ko leeral envoyé ko SMS ne ko kat je cite li nga xamante ne laa tudd ci SMS bi wala boog laa bind ci SMS bi ma ne ko man maa ngi dégg ay lam-laame ñi nga xamante ne ñu ngi ne dimbal bi nga xamante ne mu tukkee ci département bi te ñu jagleel ko ak 16 communes yi nga xamante ne ñoo ngànk département bu Pikine ñenn ñi ñoo ngi koy caxat-caxatee ci biir commune bu Yeumbeul Nord yaa ngi dégg loolu laa ko bind ma ne ko nag ak li nga xamante ne tey moom moo di ndimbal état bi jagleel askan wi ñi jàpp ne ñaari registre la mooy ñu nekk ci registre national unique beeg ñu nekk ci beneen registre bi maanaam loolu yëpp boo ko boolee peut-être suñu commune Mama Yaay moom ñi mën na ma seede 11532 la léegi yooyu yëpp bëggoon naa waxtaan ceeg yow am ak yow interview ngir jéem a xool nan lañ koy leerale ndaxte monsieur Sow le chargé de communication mairie bu Kër Massar waxtaan nañ ci
Ablaye Sagna. Directeur cabinet bu Bara Gaye waxtaan nañ ci. même le président du conseil communal de la jeunesse tamit waxtaan nañ ci ñoom ñëpp ñu xamal ma ni jamono ji commune yëpp ñu ngi taxawal ay pexe ngir contrecarrer c'est-à-dire le Covid-19. alors léegi awma suite message boobu. awma suite réponse boobu. mais pourquoi message man pour man nga yëkkati woon sa téléphone woo ko directement. waaw mais xam nga autorité d'habitude boo koy woo day fekk mu jàpp. mais nga bàyyil ko benn SMS bi nga xamante ne bu defee acquis de réception ci yow di nga xam ne kii jot na SMS bi peut-être xëy na mun na ma woowaat. wala mu peut-être xëy na mu defaat ma SMS xamal ma lu tax tontu. mais ba tey wala boobu ba fu may wax ak yow nii. gisuma woon suite kenn waxuma dara te man après j'ai continué à voir des séquences yi nga xamante ne tey ça ne digne pas de la bonne gouvernance parce que pourquoi comme séquence lu tax ma wax loolu noonu tey feelu rek lu Mama Yaay wax mooy que ne tey ñun commune bi Yeumbeul Nord 86 quartiers la bu mu juumul te man 85 laa bàyyi woon interview bu mu mujjee am ak le coordonnateur comment dirais-je district sanitaire bu kii Yeumbeul expliqué ma ne daf ma expliqué ne 86 quartiers ñoom ñoo nekk foofu c'est-à-dire loolu xam nga dafa rëy. tey boo demee Malika 33 quartiers la. demal demal quartier biir commune bu Yeumbeul Nord kese tey demal ay Malika 33 quartiers la bu mu jumul. te je sais que ne tey d'après les informations loolu laa jot te loolu moo fa am ci quartier. tey imaginez 86 quartiers xam nga loolu c'est-à-dire dafa élargir normalement kon donc masse bi dafa war a mën a gën a bëri. donc tey masse boobu tamit war nga mën a calculer ne nit ci gën a bëri seen loxo jotul seen gannaaw. donc tey ñooñu bu ñu leen jaglalee ndimbal boobu dafa war a mën a jaar ci anam yu mu gën a yebbee. kon da nga jàpp ne actuellement nii ndimbal li jaarul benn yoon. non mais tey li mu débuté gum nii. tey bu dee ay suspicion wala boog ay yeneen controverse ñoo ngi am ci par rapport ak ñu ñuy disperser aide bi nga xamante ne département bi moo ko alloué sa population. tey foofu y a problème. tey jii grand Mama Yaay yaa ngi déggul mu la wax seede na man j'en ai vu ki nga xamante ne tey moo ngi jëfandikoo ci li nga xamante ne moom moo di ngëneel yooyu noonu nga xamante ne askan wi lañ ko destiné est-ce que comme xam nga man mon rôle c'était en tout cas d'aller interviewer le maire wala interviewer ki nga xamante ne tey moom ak maire wala boog ay jegeñaale lañ ma mun ma leeral ci question yi ba nga xamante ne bu may def sama émission waaw dinaa xam lu may wax. dinaa xam lu may wax te la fois passée sama émission am na ñu dugg ñu waxtaan ñuy wax ci lu am solo lu am importance. en tout cas fu may loolu noonu ci tënk rek lu ma mën a wax moom mooy que ne tey fii. la nit ñi mën a war a xamee taxawaayu njiitu gox-goxaat yi. parce que tey njiitu gox-goxaat du lenn lu dul nekk au chevet de sa population. tey taxawul leen ci li nga xamante moom moo di seen bëgg-bëgg. te jamono ji Covid 19 bi bëgg-bëgg bi lenn la. mooy nan la ñuy amee suñu survie ci lekk naan pour ngeen a préparer wu li nga xamante moom moo di confinement bi nga xamante ne peut-être mën nañ ci dem ay bis bi ñu. d'accord loolu am na solo waaw comme ni mu ko waxee rek donc ñuy lancer un appel le maire Daouda Ndiaye su fekkente ni lii ñii di wax dëgg la na delloosiwaat xelam ou bien ñi koy conseil aussi nañ ci delloosiwaat seen xel parce que tamit lekk bu ñuy séddale guddi jàpp naa ne joxuñu ko ñi ko moom parce que loo war a jox ñi ko moom di nga ko joxe bëccëg caméra yeeg lépp tiim la donc monsieur le maire su fekkente ni dégg nga ñu bàyyil sa xel ci loolu. Mama Yaay Sall Mama Yaay tey ñu gis ne. politique bi jaxasoo na trop ñu gis ne commune Yeumbeul Nord soo ma doon defal bilan bu baax bilan bi positif ou négatif. pour le moment négatif. négatif. mais ci nga bokk yow. du ma génneewut sama bopp. mais dañoo am njiit. am cabinet. am ay conseil municipal. am ay adjoint maire. donc man ci conseil bu may bëri di jox maire. bu ñu amee réunion. dinaa toog joxe sama avis. non mais Mama Yaay instant bi Mama Yaay bi nekk mairie laay waxal wala Mama Yaay bu Matar Diop wala Mama Yaay bu Vieux Diop wala Mama Yaay bu Yuri wala ban Mama Yaay. Mama Yaay bu Daouda Ndiaye. Mama Yaay bu Daouda Ndiaye. moom ngay waxal. kon Mama Yaay démissionné na ci poste mais génnul ci Daouda. déedéet. ba léegi président Faldeb. xam nga non ma démissionné naa ci mouvement Faldeb il y a 3 mois de cela.
démissionné nga ci mouvement Faldev. il y a 3 mois de cela. démissionné nga ci aussi sa poste mairie bi nga yoroon. agent municipal lépp maa démissionné. ok kon foofu le maire Daouda Ndiaye war na ko waa bokk. xam nga am na ñoo xam ne dañuy tuuti fii dem capp fële. ñeme woo leen interview fii nii ñu toog. ne la fii laa bokk ñemewuñ ko te ñu ngi ci entourage Daouda Ndiaye. am na ñoom ñëwuñ fi ñëw toog ni fii. te yow moom jusqu'à présent yaa ngi ci biir. maa ngi fii maa ngi ci Daouda Ndiaye. mais Sidi ni nga ma xamee rek. moom dëgg bu jotee. da nga koy wax dama koy wax. département de Pikine. cabinet bu gën a niil ci cabinet. ci Daouda Ndiaye la nekk. mais léegi lu tax nga nii. man foofu kii bi négatif. Sidi su moom foofu pratiquement man dama bëgg rek yokku ne parce que tey yenn ci organisation yi gën a ndaw yi de base yi. même sax bu ñu leen di defaral ay ODC bu ñu leen di former dañ naan leen kuréel yi wala bokk fépp foo xamante ne ay nit ñoo ko bokk. lu ci gën a am solo mooy toujours la vérité il faut ñu koy wax. bien sûr xëy na moom taxawaay boobu noonu la am. wax dëgg ba tax na bu gisee lu lompoñ wala boog lu gàllu gauche mu taxaw waxtaanee ko. loolu li nga wax noonu am na solo mais ñeneen ñëpp dañ jàpp ne tey Mouma Yaye fi mu nekkoon li ñu ko fa jëlee. ak weccet bi mu fa daan am loolu moo ko métti. est-ce que comprendre mais man dama bëgg ñu ñëwaat ci bilan bi. Sidi bilan Daouda Ndiaye instant bii nii. waaw boo xoolee mandaam jeex na. waaw Sidi. mais bilan bi instant bilan bu positif la ou négatif. waaw non Sidi dama lay leeral balaa ngay dem fi ñu ma jëlee. waaw démissionné naa avant may jógee poste boobu. démission ci mouvement Faldev. Faldev ah ok démission Faldev moo jiitu. moo jiitu téeméer ci ñun. sa beneen démission bee. déggoo de démission bee. te démission bee dafa ma may raison ci bii. waaw te bi ma toogee bureau maire di ko jox sama lettre démission. dama ko ne lii bettu ma woon. xam nga politique. gis nga Sidi am na ñoo xam ne say nitu démb. politique loolu Ousmane Tanor Dieng dem si yàlla si moo ñu ko waxoon. maison du parti socialiste Colobane. mën nañu gis nga politique dafa doy waar. Mouma Yaye mais gis nga am na ñoo xam ne. ay politiciens lañu. bu fekkee dañoo ànd ak yow. ba dara dul dara. ngeen ànd di politique. ba yàlla def leen dara. ñu jiital kenn mu jox ko ndombal tànk. ñaari bët leen di xoolee. dina am ngorom jàpp ko. mais boo leen koy wax dëgg bu yàggee. dina la bëgg a dàq sans autant mën a dàq naan mais dina def loolu loo xam ne yow si jëmm da ngay démissionné. moo tax bu ma toogee bureau Daouda Ndiaye di ko jox sama lettre démission dama ko ne lii bettu ma woon maa ngi lay gërëm di la sant. mais nag Mouma Yaye li ngay démissionné tamit bari na de. ñaari yoon laa mos a démissionné. mouvement Faldev. waaw man maa ne ko président mouvement Faldev pendant 5 ans. nga démissionné. 5 ans. parce que man. 2014. dama la expliqué 2014. balaa ñuy dem élection locale. man maa nekkoon président mouvement Faldev. avant ñoo dem élection. élection locale maanaam avant 2014. oui oui 5 élections yu nekk biir commune Yeumbeul Nord. ñun de suñu école laa xam Malick Kër. 5 écoles yëpp man maa ko gagné ci mouvement Faldev. man maa ñëwee taxaw ci digg école bi Malick Kër ba 18h. Kéra mu ngi nii mu jot mu demee si. mais est-ce que yow dong la tamit. non non c'est la liggéey la. non maanaam foofu dama koy gis ay ñoom Lazare. waaw moom laa dama ne ay ñoom Jibi Ndiaye dama ne. ay ñu bëri dem leen di gis. dama ne mouvement Faldev. mais yow donc soo bëggee ne. non ba tey comprendre dama ne. ay yuur yi dem leen fay gis. non déggoo ñoom Benno Bokk Yaakaar non déggoo dama ne la mouvement Faldev. waaw man maay président bi. waaw boo dee mouvement Faldev ñoom Lazare yi ngi tudd ñoom ci mouvement Faldev lañu bokk. waaw gis nga ñàkk xam des fois ñoom dañuy jaawale administration ak mouvement Faldev gis nga sa administration fële. à part Daouda Ndiaye ñoom ñooy sama kilifa. mais mouvement Faldev. yaa seen kilifa man maay seen kilifa. donc si quartier Darou Salam 6 mouvement Faldev man maay seen kilifa parce que man maay président mouvement Faldev. mais amoo problème personnel ak Daouda Ndiaye. kan yow su ma ko amee de yëguma ko parce que benn xam nga boo déggee man la politique dafa doy waar. non parce que tamit yow dafa mel ni yaay créé problème bi parce que. soo taxawee nga ni bilan Daouda Ndiaye négatif. waaw te Daouda Ndiaye jàpp nañ actuellement man fu ñu ko am nañ sax jàpp nañ ne jox nañ ko trophée que lii yow yaay meilleur maire. waaw yow nga nekk ak moom ba dara dul woon dara. parce waaw que suivre naa à travers les télévisions aussi. boobu Daouda Ndiaye nekkagul maire. ngay dem ci plateau yi di ko défendre. su ngeen demee ba tollu fii tey nga mën a taxaw nga ne Daouda Ndiaye bilan am négatif. mais Mouma Yaye tamit. lu tax nga ni bilan jàmbur négatif te liggéey ko jëlal micro nga dem sama kon tendre micro ci. non man def naa loolu mais Daouda Ndiaye li ñu liggéey nit ñi ñu ngi ciy gis. non non télé bu xonk amul woon. waxuma la télé bu xonk de. tey def na fa télé karo. waxuma la télé karo bi. ñu ngi ciy sant le président Macky Sall. non sant non leen defee lii. waaw doomu soxoruma soxor gu toll dama naan moom moo def lii. te ci nga bokk tamit. est-ce que xam nga ma bàyyi naa ci sama waar. waaw 5 ans du benn fan. waaw 5 ans du ñaari fan. waaw est-ce que comprendre nga. bu nekkee deful lii. dama naan deful lii kii moo ko def.
jarul nga naan Kera wala Mama Yaay moo def lii te defu ko. bu nekkee moom moo def lii damay taxaw bi ñu trophée bi ñun ñoo ko dañ ko liggéey. ngeen ko liggéey waaw kon kay. non dégg dama ne la dañ ko liggéey mais gis nga loo liggéey. moom da nga naan lii parce que mënoo cee génne sa bopp. waaw nit du soxor. mais la vérité moom ak ku mu mënta door. da nga koy wax. lu mu def damay taxaw parce que xam nga tey am naa ngor gu toll ni toog fi ne la Daouda Ndiaye ba tey moom laa àndal. waaw. am naa sama rax day politique. Youri Sall. mais sama rax la mais maa du ñuy wax sa waxi politique. te pourtant c'est mon frère. am naa politique yu bëri yu ma xam biir. mais bu ñu gisee tamit ci biir réseaux sociaux yi Mama Yaay day xool lu ñu bindal Daouda Ndiaye lu ñaaw Mama Yaay copier ko kolewaat ko tafar ko ci miiram ba pare nga bëgg a taxaw fii nga ne yaa ngi Daouda Ndiaye yéen. non xam nga benn affaire dafa am. parce que gis naa benn site benn page Facebook. ñaax Almadies ñaax laa dëkk. waaw mu wax lu ñaaw ci Daouda Ndiaye. waaw wax lu ñaaw ci Lazare Tour. waaw mais ma dem sa page Facebook gisaat nga copier coller publier waat. man maa ko partagé. nga partagé waat ko. waaw te yaa ngi nekk ci biir Daouda Ndiaye. non déggoo de xam nga ñaax laa dëkk. waaw yàlla rek xam kenn xamul ku mu doon. waaw ci biir koñ bi la dëkk su ma juumul. waaw boo déggee ma ne ci biir koñ bi la dëkk parce que dafa bañ na ba dafa ne ñaax laa dëkk. waaw moom te comme ñun ñaax lañ dëkk. donc Facebook am amul photo profil. waaw xam naa nag ku jàng la. parce que li mu bind. te ñun ñu dëkk ci biir ñaax xam nga des fois. est-ce que nekkul li mu bind daf laa neex. non pas dafa maa neex xam nga am na ñuy jël dal Daouda Ndiaye. ci biir commune lañ nekk yor ay compte furtif. doo gis nit ma partagé ko. ki ma partagé ñaax la dëkk. man ma dëkk ñaax. Kera dëkk ñaax. mu wax ci Daouda Ndiaye ñaax la dëkk. mu wax ci Lazare ñaax la dëkk. ma partagé ko. loolu mooy politique mais gis nga bu fekkee dañoo ne. li mu wax ci ñoom rek. waaw non dafa naan bu fekkee dañoo ne. Daouda Ndiaye indi na benn gel bi. ñu jël yëpp di ko partagé partout ñu koy partagé. am ku wax benn affaire partagé wuñ ko kon defuñu suñu liggéey. waaw d'accord loolu dinañ ci. est-ce que comprendre nga. voilà noonu la demee. incha allah Kera li ma yaa doon donc je pense que des fois il faut châtier un peu corriger les morceaux quoi. xëy na peut-être tey comme ni mu la ko waxee quand même 5 ans c'est une durée quoi. bi nga xamante ne tey yàgg na. lépp li nga xamante ne peut-être gàq-gàq la. war na ko ci mën a xam. peut-être xëy na statut boobu la. xam nga moom bu taxawee donte ne sax bàyyiwul waa ji. wala boog donte ne bàyyiwul monsieur le maire. mais teewul. am na ci yenn doxalin yi nga xamante ne neexu ko moo tax muy bëgg corriger yooyu. et puis ci ànd loolu. bu dee rek day ñëw topp ci ginnaaw monsieur le maire ok ça va monsieur le maire li nga bëgg ça va bien. donc après à la limite monsieur le maire bi day gën a enfoncé wu. ci li nga xamante ne moom moo di ay erreur. yaa ngi dégg man lu mu bëgg a wax rek moom mooy que ne tey c'est-à-dire ñun nu ñu amee tendance di def la politique peut-être des fois. léegi nii moom moo xaw a. doy waar quoi mun naa ñu utiliser mot boobu quoi. parce que pourquoi tey d'abord dañ la ne léegi peut-être acte 3 de la décentralisation dañoo ne. collectivité territoriale la quoi communes yi dañoo autonome quoi ku ci nekk yow yaay gérer sa gestion yaa ngi dégg fu ma waxee. maintenant ak ay compétences yi nga xamante ne yow lañ ko assigné. alors buñ la nee tey ci gouvernance locale li ci gën a am solo moom mooy tey aménagement ak services sociaux de base. tudd ngeen fay aménagement yi nga xamante ne peut-être le maire a su les réaliser. lu ci mel ni tey par le biais du Promoville. mooy suñu tali boobu noonu. sant yàlla la parce que foofu tey tax na gox bi désenclavé wu. normalement peut-être ci eeram la ñëwee. alors xamante ne dafa fort na. dafa c'est extraordinaire. c'est extraordinaire. jógee tali bu xonk ñëw Dar Salam 6 contourné Comico pour. rallier en tout cas buur loolu am na solo ci comment dirais-je ci moment am la ñëwee. même tey ci li nga xamante ne moom moo di services sociaux de base yi. tey peut-être xëy na daf ñuy xaw a delluwaat tuuti ci li nga xamante ne moom moo di ak alimentaire yi. nit ñi dañoo soxla tey liggéey am pouvoir d'achat. mën a am revenu ba mën a am li nga xamante ne moom moo di pouvoir d'achat bu leen di réaliser loolu seen i mbir. yaa ngi dégg. waaw du moom dafa am nag fu mu bëgg a ñëw parce que temps bi ñuy bëgg a xool. ok entre un journaliste. un présentateur. lan mooy seen différence parce que tey journaliste yi nga xamante ni. dañuy am fu ñu féete. ñii ñu ngi ci parti au pouvoir. ñii nekk yeneen parti opposant yi. lan nga ci mën a wax pour gën a yeewaat nit ñi. d'abord c'est-à-dire le maanaam parti pris. en fait bu ma la ci doon jox exemple dama lay jox exemple comme par exemple ay ñoom Abdou Latif Coulibaly ñoom dañoo servir
ba pare. ñu doog leen a xam peut-être ci politique. effectivement dañoo def seen carrière ba pare. loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy rôle journaliste parce que pourquoi. li lay imposer ci loolu mooy rôle journaliste da ngay servir ce peuple après soo ko dem ci. dem defi politique. dem def faralal. maanaam dem nga faral kenn. parce que tey moom newatul. que man dama war a impartial. non Kera Kera mënuma nangu journaliste buy far. non mais pourtant actuellement nii ban organe lay servir Abdou Latif Coulibaly. ban organe lay servir. servir tout dafa tout dara. mais moo ngi ci li nga xamante ne tey. xam nga journaliste dafa am lu ko gars yi taamoo lu ci bëri. muy moom. dëggu jub impartialité. moom mooy tax tey boo nekkee ci service munoo impartial da nga war a impartial mais boo nekkatul ci service nag boo retraité suba Kera dem politique. man bu ma defee sama service ba pare. mun naa dem defi politique. yaa ngi politique man dama doon politique. yaa ngi politique dama doon def politique bokk ci mouvement. mais bu ma demee ba nekk ci benn moment bi bon bokk naa ci UJTL bu yëngal na léegi bu ma demee ba comprendre na que tey li nga xamante ok waaw. est-ce que du woon non mouvement Karim si. non loolu bu ma précipité say question xam nga la mooy am solo ci lu may expliquer nii. moom mooy la prise de conscience que journaliste bi dafa war a mën a xam. ne tey gis nga carrière da nga ko war a mën a def ba pare. doogu politique parce que politique da nga naan man Mama Yaye laa àndal monsieur le maire Daouda Ndiaye laa àndal te tey yow booy def journalisme dañ naan la yow sa éthique ak déontologie mayu la déjà ngay naan ngay faral kii wala ngay bàyyi kii da nga war a mën a traiter l'information d'une manière équitable kon tey boo faralee rek mënatoo ko def faaw ngay xalaat faaw ngay def leneen ak leneen donc fa laa bëgg a waxee rek si en fait te am na solo xam nga yaakaar naa ne temps bi peut-être xëy na moom moo ñu xaj dinañ ci amaat occasion mais lu ci gën a am importance c'est que ñu comprendre que ne tey un vrai journaliste pour man da nga war a mën a def sa carrière ba pare après nga s'adonné wu à faire de la politique parce que la politique c'est la plus-value te tey képp ki nga xamante ne intérêt rek ngay wër mënoo def comment dirais-je le journalisme comme il faut ku nekk intérêt rek lay wër mënul def le journalisme. c'est-à-dire la politique. message Kera la moom moo ko wax nag. la politique mbokku journaliste. dama ne la politique c'est la plus-value. te la plus-value mooy boo ko doon firi mooy intérêt. te tey képp ki nga xamante ne yaa ngi def. politique dafa am ay intérêt yu ngay sàmm. tey booy def journalisme mënoo am ay intérêt yi nga xamante ne da koy défendre. Momo Yaye est-ce que mën nañoo xaar Momo Yaye tey mu dem ànd ak Matar Diop wala mu bàyyi fi Daouda Ndiaye wala mu continuer ak Daouda Ndiaye Momo Yaye temps bi dañoo xot loolu lañ bëggoon a xam rek ci sa dernier kàddu. est-ce que. Momo Yaye. suba mën na ànd ak Matar Diop wala mu ànd ak Yuri wala mu ànd ak beneen homme politique bu nekk biir Yeumbeul Ndiaye. xam nga Yeumbeul Nord bàyyi Daouda Ndiaye foofu dama lay leeral gis nga politique. ñoom entourage Daouda Ndiaye bi nga xam ne dañoo niil. dañoo niil entourage am. waaw dañoo niil xam nga la ko tax dañoo niil gis nga nit. mais yow ci entourage bi nga bokk Momo Yaye. non defe naa ci man. Cheikh man dama jaakaar ne. tey beneen Momo Yaye laa gis quoi. non benn Momo Yaye bi nga xam moom moo tax xam nga dama ne entourage Daouda Ndiaye dafa niil. parce que déjà. man su fekkente ni nekk naa si Daouda pendant 5 ans. Yuri sama rak. moom moo nekkoon secrétaire général mouvement Faldeb. Yuri waaw Yuri affairiste. Yuri aussi da nga koy gis muy sànni xeet yu. est-ce que dégg nga baal li ma wax. est-ce que nekkul yàgg Yuri dafa am lu ngeen di. déedéet Yuri li nga ko def. moom moo créé suñu WhatsApp bi ngay gis. Yuri Sall moom moo créé su WhatsApp mouvement Faldeb. kon Yuri ci Daouda Ndiaye la nekk. non dama ne mouvement Faldeb la bokkoon di jàppale Daouda Ndiaye. nekkoon sama mouvement waaw moom laa lay wax. man bu ma wax APR de. comprendre waaw parce que Daouda Ndiaye dama la jox rek loo xam ne ni war na la mën a yee. pour ñoom pour xamal ne ñoom ay cuune lañu. Yuri ci élément yu baax la nekkoon ci mouvement Faldeb di ci def liggéey bu am solo. parce que nekkul lim nekk sa rakk nag. xam nga Sénégal li ma ko yàq non dégg nga. da ngay làkk doom non comprendre door doom. non comprendre dama la yow dama bàyyi nga expliqué. yow dama la benn exemple rek xoolal. moom Yuri rakam la. non du question sama rakk. dama lay dégg rakam protégé wu. non dégg nga de du sama rakk Yuri mosoo ma dégg ma koy protéger ci politique. ci côté. mais li nga wax nii waaw non dañuy déglu dama ne. mosoo dégg Yuri bu fi toog bu fi toogoon maa ngi moom bañ na ba wax na la ko politique maa ngi moom duñ koy faral sax di waxtaanee. déedéet mosuñu ko waxtaanee ay politique nii. non dama la jox exemple laa la jox dama ne Yuri moom moo nekkoon secrétaire mouvement Faldeb. bi mu demee ba ñu galgal ko. ñu xëtoo lu ne ñu def ko est-ce que bokkoo ci. kan yow ba non déggoo man Yuri génnoo. non déggoo de Yuri maire la amoon problème ak Lazare.
ba démissionné. billaay wala waxtu mais yow est-ce que nekkul ci alentouru maire. waaw amul problème sérieux. non di alentouru maire muy Lazare. waaw non ñoom man maa la musta neex. non mais parce que non xaaral dama lay wax ñooñu moom ñoo ñuy tudd noonu man musuma la neex xam nga la mënuma ànd ak ñoom ci ni ñuy doxalee parce que man dëgg moom bul sonal sa bopp muy Daouda Ndiaye yoo. est-ce que nekkul des fois da ngeen di teg seen ay dilu cóol. non ñu ne ñoom am dil amu fa xam nga la mooy dil la mooy dil. ñoom buñ toogoon tey réunion maire def benn lu garaaw. duñ ko ñemee wax parce que da ngay comprendre dañuy xaw am kerse bi man moom noo mënta toll laa la wax dama lay wax gis nga yuuru man lay wax man nag kerse boobu moom moo war a mun a ñàkk ci. non mënuñu ko dindi non mënuñu ko dindi Kera jël sama exemple. ça fait 5 ans ay besoin. temps man tey maa ngi ci yoon soxla naa ay yeneen i mbir. tey bu ma soxlaa maire Daouda Ndiaye dama fay dem bu ma soxlaa grand Mamaye Sall. dama fay dem yaa ngi dégg foo may wax parce que xamul ndax may wax loolu noonu. mais pour l'instant da nga neutre. ci politique. non man sama métier. je suis neutre mais sama vie privée. mën naa am parti pris. parce que ça c'est pas interdit. ok ñëwal Mamaye nga daal. damay daal rek ci 2 minutes moo dese. voilà damay daal ci li ma waxoon ci Yuri passé naa ko. parce que moom ci mouvement Fal Def la bokk. ok mais li ma bëgg a xam mooy instant bii nii. waaw dañuy continuer ak mouvement Fal Def. bàyyil ma eggali gën li ma la wax li ma ñor la. temps bi waaw non moom laa lu matu 30 secondes Yuri. mouvement Fal Def la bokkoon. am problème ak ñoom. Sidiki sama raq. boo moytuwul ci Yuri la jëm. non dégg nga de Sidiki sama raq. Sidiki. waaw moom moo nekk adjoint trésorier mouvement Fal Def. ci ñu fondateur la bokkoon. mais dafa mel ni yéen. dégg nga rek Fal Def quoi. comme comprendre Sidiki. gis nga tey ñu ko def. Ousmane sama rak moo nekkoon caatu mouvement Fal Def bu ñu musaan def programme sax. moom mooy daw c'est la famille xoolal tey politique quoi. man maa amoon ngor 5 ans yëpp ma desoon. te lu ne daj naa ko ci. ma desoon wala ba léegi. non non maanaam ci mouvement Fal Def non dégg ko de maanaam bu desee mag Daouda Ndiaye rek. waaw su ma koy bàyyi barke suñu baax damay taxaw ne Daouda Ndiaye bàyyi naa la. mais bàyyi wax actuellement. non man ci Daouda mais entourage am moom. mais suba xalaatoo bàyyi Daouda Ndiaye. non dégg ko de luy am suba yàlla moo ko. yàlla xam nga la moo tax. maa ngi leen di gërëm. di lancer benn message monsieur le maire nag. su ma demul lancer wu monsieur le maire. Daouda Ndiaye du ma am lu ma neex. monsieur le maire Daouda Ndiaye. man ma yaay maa lay wax. ne la sa entourage. ceeb bi ñuy séddale guddi bi. bu fekkee yëg nga ko. ne la ñu bàyyi ko bu fekkee yëgoo ko wóol na réunion te xam ne ñu ngi séddale ceeb guddi. très bien beneen bi am mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Gallo Thiaw Laye. Cheikh Gallo Thiaw Laye. doomu xalifa bi. indi na fa moom it ay ceeb. indi na fa ay diwlin lépp pour waa commune Yeumbeul Nord la lillaahi wa rasuuli dañu lay ñaan. ceeb bi sa waa askan bi sa waa cabinet boobu. di dugg ci oto di séddale guddi gi nañ ko bàyyi. ceebu askan bi la loolu dafa ruslu ci population Yeumbeul Nord. dafa ruslu ci suñu der ñi nga xam ni dañuy ànd ak yow. wax dëgg yàlla bu fekkee yëg nga ko bàyyi ko bu fekkee yaay joxe ndigal tamit bàyyi ko parce que ceebu askan bi la. loolu laa am lu ma koy wax. merci beaucoup loolu tàggoo am na solo. donc ñu jox Kera kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi xanaa rek di woo. nit ñi ñu dawalaat li nga xamante ne moom moo di rationalisme. parce que tey dafa baax. ci doomu aadama lépp looy mënta def nga xool ban anam lay jaaree. ba du jeune. opinion commun bi tey on parle des comités yi nga xamante ne ñoo ngi koy mettre en gestation ci à travers les quartiers. mooy comité sous comité de quartier yi. yaa ngi dégg délégué de quartier yi la bàjjenu gox yi la. représentant PDS yi la. ñi nga xamante ne ay directeurs école ñun ñëpp nañu dem ci ñooñu. woo leen ñu constituer des comités. véridique ngir ñu séddale li nga xamante ne moom moo di dund bi parce que tey am na yeneen jafe-jafe mais nit ñi seen bët wala boog seen i nopp yëpp ñoo ko bàyyi ci li nga xamante ne seen moomeel la te alal bii nga xamante ne moom lañ leen jagleel ñoom ñoo ko moom leneen li nag mooy que ne la politique aussi nii la rek ay woo ak ay baa la il faut ñuy respecter la population bi nga xamante ne tey ñoom ñoo leen di conférer des pouvoirs tey buñ la joxee pouvoir faaw nga delloo askan wi pouvoir am na solo donc di jaajëfalaat encore une fois de plus El Vision di wax rek ne c'est ça domaine bi peut-être le mérite appartient à celui qui commence et vous avez entamé j'imagine que un demi-meilleur wala boog un lendemain meilleur. merci beaucoup vous accédez au sommet quoi. merci beaucoup jërëjëf tey dañoo amoon contentement bu mag nag pour dalal suñu grand frère Mamaye Sall depuis bi ñu ko xamee ba léegi mi ngi ci politique di ci def ay jéego yu am solo nag ci biir commune Yeumbeul Nord loolu moom dañ ko koy seedeel vraiment en plus Kera bi nga xamante ne journaliste la vraiment contentement lañ am aussi ci OFM
ñëw ak disponibilité yéen ñaar ñëpp ñëw wuyu ci suñu plateau bi xamante ni mooy El Vision Média amoon suñu émission muy vision ensemble bi ay jeunes rek ñoo koy def aussi di gërëm aussi sama réalisateur yi di gërëm aussi le PDG El Vision Média di leen jox dig daje ba ci suñu beneen numéro incha allah merci beaucoup.